meeru Ndondol di ci teg mbooloo mii nga xam ne ñoo fi ñëw muy imaam yi nga xam ne ñoo leen woo fii tey bëgg ñu leeralal ñu lu leer ci suñuy bopp ak chef de village yi ak jigéen ñi nga xam ne tey ñoo nànk lii nga xam ne mooy kuréel gi ak ñi nga xam ne ñoom lañ ko bokkal liggéey bi muy waare ko def ñu di leen nuyu kenn ku ci nekk ci turam ak santam te di leen balo ak ndax toogaay bi yàgg na ay kilifa lañu waaye ndaje moo demee noonu ak bis bi ñu di ko jéggalu bu wér a wér donc koy jéggalu bu wér a wér ndax toogaay bi yàgg na li ñu ci wax moo di jigéen ñi nii ñuy liggéey projet bi yàgg nañoo liggéey ak ñoom liggéey nañoo chef de village yi liggéey nañoo jigéen ñi dañu caa nekkaat dañu caa delluwaat ci jigéen ñi di liggéey ak ñoom di leen leeralal di leen jàppale di leen gunge kon suñu yegsee ba fii am loo xam ne xañ na leer na mais am na dese naa leer am na ñoo xam ne ñii ñooy di kilifa yi nga xam ne ñoo na ci war a dimbali jokk noo leeral jëkk noo woon li nga xam ne loolu lañ ci yelloo kon ñoo tax ñu wax leen fii ñu ñëw fii tey bëgg ñu taatan fi loo xam ne lii bu ñu delloo dinañ ci am loo xam ne lii day romb suñu jot kon waxee rek ci bis bi ak weeru tedd wi comme ay kilifa lañ fi dajal tey muy imaam yi te chef de village nañu te àddina noonu rek lay doxee àddina moom boo ko dee xool diine noonu rek la mën a doxee ndax islam moo koy lal ak administration te duñ tàggoo benn yoon. nuyu ñëpp bu ñu benn mais duñ mën a ñàkk beral nuyoo ñi ëpp ci mbooloo mi muy imaam yi te jàpp nañ ne bu fekkee ñi fi nekk ñëpp duñu ay jullit it li ëpp ci fi ñi fi nekk ay jullit la te amul cër bu gën a rëy cëru imaam ci lislaam amul kon imaam yi ñu ngi leen di nuyu di leen sant ñu ngi nuyu réseau communal lu jigéen ci commune bi ñi nga xam ne ñu ngi saytu ak yelleefu jigéen ñi di nuyu suñu mag El Hadj Mandiémé Ndiaye di nuyu El Hadj Thierno ci turu chef de village yëpp di beral nuyoo nag waa di ko def ci seen ñëwaat ñi ñëw ci commune bi pour nekk ci liggéey boo xam ne bii ñu ngi ko set ak jigéen ñi ak yeneen cible bu yàgg ba léegi dañuy mujjee du loolu la ñu amee habitude mais mujjee gi du néewal du ñàkkal fula mais joxe cër la maître Sène ñu ngi lay nuyu di la dalal di ñaan yàlla guddal sa fan yokk sa xam-xam xam nañ bu baax a baax say responsabilité xam nañ bu baax a baax sa ñàkk jot kon boo jëlee journée bi consacré ko commune Ndangalma particulièrement thème bi ñu tànn mu di sa domaine te ñi ngi séentu ci yow lu nga xam ni wóor na ma ne li nga ñuy jox dina ko tudd. loolu may jéglu ak d'abord dama jéglu ak parce que mel ni woote bi ci boppam am na solo teewaay bi am na solo mais ñi yàgg nañ fee toog suba ak léegi ñu ngi toog ci ay kilifa boo leen tooglee ba heure bi nga war leen jéglu waas lu àq kon maa ngi leen di jéglu lu àq maa ngi leen di baalu yàlla na yàlla boole baal gannaaw loolu nag may nuyu monsieur le maire à travers Bilal à travers aussi sëñ bi Mandiémé ndaxte Bilal maa ngi mën a bëgg a fàttali ne suñu ñëw fii ci biir commune Ndangalma ci ñaar yi la ko yàlla jaarale ak monsieur le maire ndaxte ba ñu commencé liggéey Fissel ba jóge Fissel ñëw Ndondol jóge fa ñëw Ngoy lañ ñu dab si ñoom ne nun bu ñu sañoon ngeen ñëw ba Ndangal mu am délégation bu rëy bu ñu defoon ci conférence bi amoon Ngoy yéen ngeen jiite délégation bi ñëw ci Ngoy indi la ngeen fa indaale sax déjà waxtaan ak ñi mu rafet lool ngeen ne bu ngeen sañoon daal ñu ñëw ba fii kon loolu ñu ngi koy fàttaliku mu doon loo xam ne lu ñu marqué la ñu di leen ci gërëm bu baax a baax. damay commencer rek di
yëkkati ay kàddu jëmale ko ci ki nga xam ne moom la yàlla teg tey ci bopp dëkk bi monsieur le ministre Mor Ngom di maire de la commune de Ndangal te xëy na sama diggante ak moom ñëpp xam nañ ko bu baax bu weesoo li ñu bokk dafa am leneen lu ñu boole mooy lan mooy bokk di liggéeyal président de la République di ko jàppale ci li ko Sénégal dénk ci réew mi kon Bilal maa ngi lay jébbal samay remerciement jëm ci monsieur le ministre monsieur le maire ci dalal bi nga xam ne dalal nañu ko fay tey fii ci commune Ndangal ma même su fekkee également damay rappeler ne fi ma toog nii tey toogeewu ma fi casquette maire parce que casquette personne ressource expert la ci li nga xam ne moom la ñu war a waxtaane ndax yàlla dogal ma nekk avocat donc ci xam-xamu yoon mais également comme ni ko Bilal waxe depuis juróomi at président de la République dénk ma kuréel gi nga xam ne tey moom mooy toppatoo lépp luy àq ci yelleef doomu aadama ci réew mi te muy kuréelu nguur aussi parce que bañ na ko ba moom biir présidence la ko rattaché donc ñun kuréel gi may jiite ci structure yi nekk biir présidence lañ ko rattaché donte suñu siège nekkul ci biir wante foofu lañ ñu boole di nuyu chef de village yëpp jaarale ko ci ki nga xam ne mooy le président de l'association des chefs de village suñu wayjur suñu wàdd di nuyu imam yi kilifa diine yi fi teew yëpp ak ñi nga xam ne bokkuñu diine te ñu nekk ci beneen diine mais lépp rek jëm ci yàlla di nuyu le médiateur de la maison de justice loolu it vraiment dañuy rafetlu maison de justice bi am fii parce que lu baax la di nuyu également ki nga xam ne moom mooy suma papa ma njéeme loolu moom mënuma ko ñàkk def parce que loolu démb la di nuyu jigéen ñi fi teew yëpp ak ki nga xam ne mooy la présidente du réseau donc bi nga xam ne moom mooy yore lépp luy àq ak yelleefu jigéen fii ci Ndangal ma di nuyu ñi fi teew ñëpp li ñu fiy waxtaane nag tey maanaam dafa jëm ci wàllu émancipation de la femme ban gis-gis la ci ñi nga xam ne ñoo ŋànk diine am ak nan la ñuy partager ak ñoom li nga xam ne am nañ ko émancipation de la femme nag bu ñu koy wax souvent mën nañ ko natt ci fànn yu bari parce que bu dee économiste bi da koy jaarale ci wàllu koom moo tax souvent da ngay gis rek ko def ci ay activité bokk na ci ay activités génératrices de revenus bokk na ci système de solidarité nan la ñuy jàppale jigéen ñi donc mais am na it ñun ci suñu wàll dañ koy natt ci wàllu yoon maanaam natt ko ci wàllu àq ak yelleefu doomu aadama kon mun na am gis-gis yu bari li tubaab naan ay approche multidimensionnelle boo ko jëlee par exemple ci centre de formation professionnelle bi nekk Ndangal ma également mun nañ ko jël ci wàllu formation maanaam tàggat jigéen ñi ba ñu mun a gérer seeni projet ba ñu mun a am daal loo xam ne nii xëy na mun nañ koy def pour mun a am benn autonomie naka si noonu également ci wàllu maison de justice bi parce que maison de justice yi bi ko état Sénégal di créer daf ci jublu woon pour def ay mode alternatif de règlement des conflits parce que dañ jàppoon ne am na yuy ñëw tey tribunal jarul mu fay dem te mën nañ ko régler ci ay kuréel yi ñuy tudde ay maison de justice te ay borom xam-xam nekk fa maanaam rôle de médiation ci rôle de médiation boobu dafay xamale aussi parce que xëy na du yem rek ci ay nit am jafe-jafe bu fexe ba defare leen kenn ku nekk mu wax la lay sa àq ak yelleef mais daf lay xamal aussi donc loolu également lu am solo la donc moo tax tey approche bi ñuy am fii ñun en tout cas te mënuma am beneen approche parce que ci li ñu ma tàggat rek loolu laa mën a kii te tey damay wax ne mënuñu wax émancipation de la femme te waxuñu àq ak yelleefu jigéen parce que lépp moo ko tënk tey booy accompagner jigéen ñi ci wàllu activité génératrice de revenu mënoo ko def sans nga xam li leen yoon may ak li leen yoon xaj donc lépp ci yoon la tënku te bu ñu nee yoon également dañuy glisser dem ci li nga xam ne mooy àq ak yelleefu doomu aadama thème bi nag ni ñu koy aborder xëy na mënoon na gën a yaatu nii parce que bu ñuy wax àq ak yelleefu jigéen ñi mënuñu tëb rek dugg ci àq ak yelleefu jigéen ñi pour wone émancipation de la femme nan lay tëddee rek dugg ci li nga xam ne moom la ñu am ci Sénégal ci ay jumtukaay mais dañuy xool également jumtukaay yi ñu am ci àdduna bi yi ñu am ci Afrique yi ñu am ci sous-région bi door a ñëw ci Sénégal parce que tey Sénégal lépp lu ñu la ne rek may nañ ko jigéen comme àq ak yelleef wala am na fu ñu ko wàññi àq ak yelleef ci suñu wàllu droit moderne maanaam ci li suñu réew tënk ci yoonam Sénégal tëbul rek di ko def dafa am fu mu koy jëlee
ci bitim réew ci àdduna bi mbootaayu xeet yi comme ni ma leen wax ci Afrique ci sous-région bi maanaam Afrique sowu jant door a mën a jël nag di ko dugal ci biir li nga xam ne mooy arsenal juridique am mais pour ñu bañ a guddal ci loolu parce que dafay xaw a yàggal yëf yi moo tax approche bi ñu am mooy du ñu dugg xëj na ci cadre de protection bi nga xam ne ci sur le plan international la xëj na ñàkkul ci yéen ñoo xam ne dinañ dégg ci wàllu déclaration universelle des droits de l'homme parce que damay wax ne bu ñu nee àq ak yelleefu jigéen dafa fekk d'abord am na àq ak yelleefu doomu aadama yëpp lu ñëpp bokk muy góor muy jigéen loolu moom il faut ñu xam ko ba pare nag ñu jël beral jigéen ñi xëy na loolu moo tax sax ñuy wax ne dañuy jàppale jigéen ñi pour émancipation de la femme parce que tey gisuñu une législation internationale maanaam ay jumtukaay ci bitim réew ci àdduna bi wala ci biir réew mi yu ñu jagleel góor rek souvent jigéen ñi ak gone yi la te loolu xëj na di religieux yi dinañ ñu ko mën a expliquer borom kilifa diine yi parce que jigéen xëj na yàlla moo ko ak xale yàlla moom moo leen aaral boppam loolu it nit bàyyi ci xel bu bi ñu ñëwee ci suñu société ci état de droit dañuy bàyyi souvent xel jigéen ñi nga xam ne ñoom la ñu kii moo tax xëj na yooyu yëpp duñ ci ñëw lu mel ni ay déclaration universelle des droits de l'homme charte africaine pacte international droit civil et politique droit économique et culturel ak yi nga xam ne xëj na jigéen ñi lañ ko jagleel ci àdduna bi muy convention internationale bi nga xam ne mooy xeex lépp luy discriminer maanaam di jël maanaam daal néewal jigéen te muy doomu aadama digganteem ak ki nga xam ne mooy góor protocole à la charte africaine des droits de l'homme bi nga xam ne protocole de Maputo ñu bëri ñu ngi koy dégg dinañ ci am na lu ñu ciy ñëw. 2020 bi passé président Macky Sall dafa jël loi boo xam ne nii aussi xëy na dinañu interpeller ñun ñëpp parce que commencé nañ ko appliquer mooy loi bi nga xam ne dafay criminaliser harcèlement sexuel maanaam harcèlement sexuel soo ko defee jigéen léegi crime la doonatul délit te mën nga ci jëlee maanaam ñaari at ba juróomi at ak réclusion criminelle donc loolu également ñu xam ko viol également dañ ko criminaliser te délit la woon article 320 modifié mën nga ci jëlee fukki at ba ñaar fukki at ak réclusion criminelle donc mën na dem ba fukk ba ñaar fukki at pédophilie également délit la woon article 320 bis daf ko modifié réclusion criminelle juróomi at ba fukki at donc bu fekkee suñu yoon dafa jël tey maanaam gën a dëgëral daan yi nga xam ne moom la ñuy teg ku def harcèlement sexuel wala viol wala li nga xam ne mooy pédophilie loolu également pour aar jigéen ñi la donc mooy loi bi nga xam ne jël nañ ko 2020 loi 2004-37 du 15 décembre 2004 portant orientation de l'éducation en son article 3 dispose que la scolarité est obligatoire pour tous les enfants des deux sexes âgés de 6 à 16 ans donc gis nga li constitution waxoon foofu ci waanaam jigéen dugal ko école ñun dañu am benn loi boo xam ne depuis 2004 dafa ne xale bu jigéen bi ak xale bu góor bi yëpp juróom benn at ba fukki at ak juróom benn amul benn wayjur bu am sañ-sañ bañ koo yóbbu bu mu jàng kooku il faut ñu bàyyi ko xel bu baax a baax a baax